ci wàllu xale yi ñu ngi tàmbali nañ tabax kër xale yi dañ ko defoon ngir ñooñu naka jekk di nekk ci mbedd ñu am ci solution ñooña la ñu wax ne am na taxawaay bu ca war a am ndax ñi nga xam ne naka jekk dañoo nekk ci mbedd mi kaaraange gi ñi ko yor mën nañoo leen trouver fa ñu nekk jël leen yóbbu leen ci barab sécuriser leen xool seen wàllu santé seet nu ñu leen di dundale en attendant ñuy génn ci mbas mi maintenant ñi nga xam dañoo nekk ci daara yi daan génn di yalwaan ñu teggil leen yalwaan boobu ni ñu leen di teggilee yalwaan boobu mooy lu mel ne ville de Thiès jël ci gafakaam ak seet ay relation ay partenaire am di def waañu daara di ko yóbbu ci daara yi bu ko defee daara ju ñu yóbbul xewlu say xale bañ a nekkati ci mbedd mi di dugg këroo kër service au service marché au marché nga xam ne avec cette possibilité de transmission communautaire mën nañ ko jële fii yóbbu ko feneen mu tasaaroo ci dëkk bi loolu lañ doon bañ nag bañ loolu moo waral ñu ni suñ doon jël waxuma 100% de 125% du budget def ko ci daañ ko ci def mu mel ne conseillers yi de la ville de Thiès signé nañu vraiment autoriser le maire à ce que lépp lu nécessaire ñu def ko waaye it président de la république bi mu signé ordonnance numéro 5 bi nga xam ne jël na bureau ci yenn yi lu jëm ci Covid 19 bi mu doon prérogative yoo xam ne conseiller ko yoroon mu jox ko bureau yi pour yombal yëf yi te dajaloo do am te bureau wu Thiès juróom-benn nit la ñu daje ca àjjuma bële ba lañ ca war def ci wàllu liggéey pour redresser le budget ñu def ko afin de soutenir les Thiessois kon waa ñu daara booba ak léegi war a toll ci daanaka fanweeri fan ak juróom yoo xam ne départ ba premier jour ñu toggal ñaari junni taalibe ñaareelu fan bi juróom-benn junni ñetteelu fan bi fukki junni ñu di ko def ba fan yu mujj yi di bërki démb fukki junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent muy 15664 taalibe toggal nañ leen te fas yéene fekk ñi ngi ne ci mbas mi te muy am ñoo xamante ni ñi ngi war a soxla loolu ci biir daara yi ñu leen koy jàppale lu ñu mën def ko buñ demee ba amatuñu ñu wuti feneen ñëw di leen ko defar parce que buñ ko defulee la mu ñuy jural yaakaar naa ne buñ ko xaymaa plus tard c'est-à-dire dinañu xam ne defoon lii moo gën bañ ko def te wurta yem ci ñun nag dafa war a yegg ci yeneen communes yi parce que la ville de Thiès se retrouve obligée de gérer des daara qui sont dans la commune de Fandène gérer des daara yoo xam ne ci commune Kër Moussa lañ bokk et loolu mooy wane ni effort bu mel nii ñëpp dañ ko war a def waxtaan ci déggoo ci trouver ci des moyens en mutualisant tey jii li nga xam ne moom la ñu bokk ci wàllu moyen mais en réfléchissant ensemble sur les problèmes bu boobaa suñu waree jëfe ba day gën a yomb forme bii nag ñi ngi defee waañu daara 99 mbana par jour fii ci ginnaaw noonu lañ koy defee incha allah ba korité bu ñu waree nag ak jàmm te yàlla nañ ci egg ak jàmm ñu tàmbali waañu daara ci gox yi séddale nañu Thiès ñaar fukki gox ak benn bu ko defee ci biir ñaar fukki gox yi ak benn fu ci am daara boo xam ne am nañu capacité toggal seen bopp danañu organiser wu jox leen ravitaillement mais di leen surveiller tamit ba mu leer ñu ne loolu ñu leen di jox dina dem ci xale yi fi foo amul foo xam ne amuloo fii foo mën a def waañu daara danañu dajale ca zone boobu daara ya fa nekk am ñi ñu wóolu dénk leen ravitaillement ak la koy mën a wéyal ñooña di toggal xale yi di ko yóbbu loolu fii ak ñu nekk ci mbas mi na ngeen xam ne benn ci suñuy activité mooy suñu xëyee di ko lijjanti di ko def ngir aar xale yi ak aar dëkk bi ba ca des mooy suñ ca génnee ak jàmm te yàlla nañ ci génn ak jàmm te pour ñu génn ceeg jàmm nag day fekk kenn ku ne def li ko war médecin yi tey faj ñi ngi góorgóorlu ci paj mi mais li leen di gunge mooy nit ñi gimbal góorgóorlu ci aaru mooy mesures yi ñu leen wax ce n'est pas parce que dafa am lu ñu tuddee assouplissement que les gens vont se relâcher ba bàyyi ko parce que loolu mooy erreur bi tey jii c'est un appel à la responsabilité individuelle d'abord ensuite à la responsabilité collective mooy kenn ku ci nekk nga xam ne donte nit ñi dégg nañu président nee na dégg na jafe-jafe yi nit ñi nekk ci kër yi ndax li ñu mënta déplacé wu bañ ne kon daañu ubbi ñu reprendre les activités marché mën a amaat juróom-benn fan par semaine
waaye nit ñenn ñi di mën a déplacer wu yenn yi mën a ubbeeku loolu suñ ko waxee cela ne veut pas dire que c'est fini. Cela veut dire yërmande boobu nit ñi di réclamer nit ñi dégg nañ ko waaye dafa laaj beneen xeetu taxawaay mooy saa yu nit waree génn ndax farata mu gën a jël ay matukaayam war a yore ay maskam war a bañ a tàncaloo bi war a bañ a joxe loxo ba respecter mesures yi kon bu nit ñi respecter mesures yooyu mooy tax même bu amee possibilité de transmission communautaire dans nos communes dans nos villes et dans notre pays au moins nit ñi daañ ci mucc te nit ñi éviter la stigmatisation bañ di jiiñ kenn bañ di daw kenn te kenn ku ci nekk nga am ñaaw njort ci sa bopp man tey damaa ñaaw njort ci sama bopp dama naan feebar bi maa ko yore kon damay dànd ku nekk sol sama masque taxawee noo xam ne dinaa ne ah man mi day ndegam xëy na mbir maa ngi ci man danaa moytu jox ko keneen mais du ma jiiñ kenn ne ko mbir maa ngi ci yow dama lay daw c'est maanaam changement de paradigme boobu maanaam changement de perception boobu mooy sàmm suñu société ndax ñun duñu comme tubaab yi ni ñu daan dundee de façon individuelle ou individualiste mën nañ ne toogal sa kër mu diis lool metti lool ci waxin dëppoowul ak suñu aada dëppoowul ak suñu caada dëppoowul ak suñu culture ñun day wax man day toog naa sama kër ndax damaa ñaaw njort sama bopp te bëgguma la ko wàll sama am di jàmm nga bëgguma la ko wàll sama dëkkandoo nga bëgguma la ko wàll sama xarit nga kon toog naa sama kër te su ma naree génn ndax farata dinaa jël matukaay yii nga xam ne ministère de la santé et de l'action sociale mësta noppi di ko wax te su ma jëlee matukaay yooyu dina ma leer ne du ma ko jox keneen mais kenn ku ci nekk bu amee taxawaay bu mel noonu mais feebar bi day dellu ginnaaw te bu feebar bi delloo ginnaaw te ñi feebaroon di wér mais ñaari mouvement yooyu forcément la muy jur mooy mu jeex te loolu bu ci kenn ku ci nekk góorgóorloo incha allah ñu génn Covid 19 suñu dëkk lii moo waral ñuy defe noonu bu ñu yeggee ca loola nag ñu invité à une réflexion bu yaatu ci wàllu xale yi ñu ngi tàmbali nañ tabax kër xale yi dañ ko defoon ngir ñooñu naka jekk di nekk ci mbedd ñu am ci solution bu boobaa ñu proposé loolu Sénégal yépp ñu def fa kër xale yi bu ko defee ñi nga xam ne amuñu waajur bu leen toppatoo kilifa gu leen toppatoo état bi Sénégal moo war a doon seen kilifa moo leen war a toppatoo bu boobaa ñu toppatoo leen ba dootuñu taxawaalu ci mbedd bi solution bi pour ñiy jàng nag ñëpp moo xam école formelle moo xam daara ñooñu ñëpp ay c'est des enfants du pays ñooñu ay doomu Sénégal lañu l'état du Sénégal a l'obligation toppatoo leen ci seen wàllu njàng xale yi nag tey jii tubaab yi mënuñu toog fa ñu toog di toppatoo seen i doom ba pare di ñu imposer ay programme fii yoo xam ne duñ toppatoo suñu doom loolu moom mënut a nekk boo demee tey yenn réew yu mel ne France daanaka école boo dem am na cantine scolaire ñuy togg di jox xale ya nga xam ne dañ fay yendu ndax seen i waajur dañuy liggéey wala amuñu jot xale yooyu école bi ñooy togg di leen jox ñuy xewlu bu seen i waajur dee liggéey ñooña di fay dara par weer ñeneen ña ca des seen waajur mënuñu état bi ci boppam mooy jël ci gafakaam def ngir ñooñu bu waxtu xewlu jotee ñu mën a xewlu mais cantine scolaire mooy waañu daara dafa fekk bii dafa nekk ci enseignement formel bi bii nekk ci enseignement informel bi li ñu tuddee informel alors que tout sax doit être formalisé donc réflexion yooyu la ñuy wax ne bu ñu yàlla génnee ci lii ak jàmm ñu jëm ca lool